What up, guys? What up, guys? What's up, everybody? Sama guy. Yeah, before going faster, allow me to introduce myself again. I go by the name of Malachon, and I'm from Senegal, West Africa, Rio City, my town. Di ko may Pape J, Ibrahima Ndaw, Moustapha Mané, Dagout from Belgium. Di ko may Amadou Dam Diagne, Kuma Mané, I miss you. You know what I'm saying? Modou Fall and the first lady, Jabaram, you know what I'm saying? The big Ismail Diallo from Russia, Aboubakar Diallo from Russia. Gars yi big Malachon TV yëpp. Di ko may les espèces en voie de disparition, mooy gars yi dese jom, ngor di xeex ngir Sénégal, te jiitaluñ ci dara. Te mënoon toog nag, Isainville, occupé de leur famille, mais ñu bàyyi ko di xeexal Sénégal, di ci déggalu ne Sénégalais yi jaruñu ko, Sénégalais yi ay jaam lañ ba duggee kaso dañu lay seetaan, tu vois, te yooyu du neex a weddi ndax Abdou Karim Gueye mi ngi dugg kaso ba léegi kenn xeexalu ko, te gars yi ñu la doon xeexal amul benn ilimaan bu jóg wala benn nayim bu jóg def fanoon te bu doon xeex yëpp bay wax man ma ko ciy dal ne ko li nga waxee du yoon diina la tax diina la doon xeexal mais tey nit su diine yi amul kenn ko prononcé wu si loolu noonu quoi activistes yi mel ni Mollah Morgun ñoo ci wax ak Ousmane Bokgoto. Donc sama gars yi tey je m'en vais venir à mon sujet d'aujourd'hui mu ngi nekk Ndella Madior tu vois parce que man elle a l'âge de ma mère si elle n'est même pas plus âgée que ma mère donc bu doon góor sax naa mën a jël yenn n-word yi tu vois yenn sujets yi déplacés yi quoi mais man mën nga wax lu ne dans le respect quoi tu vois te noonu laay demee noonu lañ ma yaree gis naa tey Ndella Madior ma lay wax yenn waxam mais vraiment c'est déplacé parce que dama jàppante sama yaay nga mat nga ma yaay mais nag fallait te comporter comme une femme boo xam ne tey ji maanaam respectueuse quoi maanaam tey ji nga bàyyi yi ngay def nii parce que yi boo koy def da ngay saagalu sa bopp da ngay ñàkk wegulu sa bopp quoi yow yaa ngi def sorti jàpp Sonko di ko wax lu ne di kër kii Sonko yëgul na sax yaa ngi dund quoi tu vois naa ñëw ci point par point yëgul na sax yaa ngi dund Ndella Madior mais yaa ngi ñëw di ko charger te tu devais apprendre des gens qui avaient l'habitude de dénigrer le président Ousmane Sonko El Hadj Diouf def na ko fi am problème tu vois Yérim Seck def na ko fi am problème tu vois Mame Gor def na fi am problème Bougazelli def na ko fi am problème donc yow tout s'écoulé la quoi Sonko mooy tout s'écoulé donc man comme sama yaa nga dama lay ñëw amener la raison dégg yow si point yi nga wax nee nga Sonko 15% yi moom élection yi passé moo ko monté la tête kenn xamu ko booy la tojul fen tu vois ma la xam ne la père ma la xam ne la yaay booy laa lay wax parce que ma gën a yaay booy je n'ai rien contre toi mais boo jëlee tey ji maanaam respect à ton défunt père yàlla ko yàlla xalaat jël muy père Madior vraiment su ma xoolee sax ma ndax père Madior moo la jur ndax pànk gi nga yor as ton père si calme qu'il était père Madior calme kenn daaw ko dégg ci dara yu ñàkk fay la dama naan ndax mooy mais muccum jamono la quoi tu vois buy bi day jur daxaar bi jur buy quoi tu vois léegi kéwal tëb doom jëbbati mais léegi kéwal day tëb doom jëbbati te yow loolu nga def yaa ngi bëtte fu mu ne nii fi may waxee mooy maanaam tey ji yow boo jëlee tey Sonko sa suñu papa jooju père Madior avec tout le respect que je lui dois parce que mës na xeexal Sénégal même bu dee benn jour pa bi def na comment dirais-je ay 15 ans de politique 20 ans de politique mais c'est dommage il n'a pas écrit l'histoire de la politique sénégalaise Sonko bi ngay wax ni il est venu pas récemment la ñëw mais il a écrit l'histoire de la politique sénégalaise et positivement il a changé la donne Sonko tey bu fi jógee woon tey sax am nañ benn satisfaction muy ban satisfaction tey Sonko moo fi indi ne jëlee fi politique boo xam ne depuis belle lurette ñoom Senghor ñoom Abdou Diouf ñu Abdoulaye Wade ñoom lañ doon def muy ban kii politique ginaar ak cox fekk population bi jox leen cox nii ñu lekk comme ay kii ñu pare ñu tëjaat leen ci enclos bi dem def lu leen neex ba keroog ñu amaat soxla ci enclos bi ñëwaat di ci nii Sonko moo def la idéologie boobu noonu gëmloo ne gars yi tey jii mën ngay def politique et ko ngay gën a di def achat de conscience mais tey jii waa nit ñi ñooy jël seen xaalis di la ko ay yéene di la ko jox ndax lan bëgg gi nga bëgg Sénégal ak signe de patriotisme nga wane donc il a écrit l'histoire de la politique sénégalaise donc yow boo ñëwee naan tey jii parce que tamit bëgg naa ngay critiquer quoi mais suy critiquer da ngay critiquer tey jii maanaam nga teg ko ci yoon man Ndella tey maa lay critiquer nii si yoon laa koy teg parce que da ngay wax dara mën di affaire comme tey ne nga yow 15% la Sonko am Isainville 15% la Sonko am mu sindi ko la tête ma jël Sonko teg ko ak suñu défunt père yàlla ko yàlla xaajana Madior man la y a pas photo li Sonko def du ko def père Madior ak parti bi mu yoroon yëpp musul dem élection wala bu demee élection tamit doom sax plus fort reste kenn xamu ko tu vois yow mi nga doon ñëw jël flambeau parti bi mais ak waxi dof yi doo ko mën a jël tu vois donc Sonko ñëw bind ko bu fi yemoon sax mu neex li suñu di wax Sonko bu fi yemoon sax mu neex parce que wan na population bi ne leen bàyyi leen Isainville nekk sous perfusion politiciens yi di leen manipuler au lieu que les politiciens di dawal bato bi yéen population bi yéen ay dawal bato bi yéen a war a conduire dawal ne leen politiciens bi jëmee leen ñu fii population bi mooy GPS bi moo war a wax fa la ñu war a dem kooku na nga ne il n'a pas 15% yi moo kii Sonko carrière politique mu gën a rafet bu Macky Sall yaa fi sa tax falu Macky Sall bi nga défendre nii falewu ñu ko xam-xam falewu ñu ko am njàng falewu ñu ko dara dem na élection ñu gis ne yaa ngi lay vieille casserole ñoo fi nekkoon ñu geesu ne Macky kat moo fi sës affaire ñu jël ko yaa fi sës sa tax falu te gérer yaa fi sës fa lay gérer fa nii donc boo ñëwee naan ay kii nii Sonko y a pas photo booy bi dafa ñëw
indi Sénégalais yi ne leen li mooy the new behaving of making politics xam nga doing politics na am seen mooy loolu noonu quoi loolu la ñuy def quoi donc boo ñii di ko comparé da ngay xool rek yow maanaam sa kilifa bu mu doon politique ak léegi nii tey ji boo xëyoon tey ji nga génn fii ñëw ne parti bi sax fàtte naa ko tellement vous êtes rayé de la carte politique man sa turu parti bi Père Madior man fàtte naa ko boo ñëw ne booy est-ce que xam nga Madior Fall ne bu fekkee booy juddu ay 1970 ak 80 nga xam mais booy juddu ay 90 boo laaj koy Madior Fall dañu lay wax dinaa la ndax kii la masque corona la wala ketchup la wala dara mais boo ne booy yi boo génnee kan mooy Sonko ñu la dof bi booy bi ñëw jëlee fi mag ñi booy bi bouleverser la hiérarchie politique donc y a pas photo beneen bi ngay laaj nga ni Sonko waa Pastef ñoo ko fi teg moom tegu fi boppam waa Pastef ñoo ko fi teg bu ñu gisul moom seen intérêt dañ koy yóbbu ma lay wax ni en matière dama lay exemple bu terre à terre en matière de football parfois y a des gens xam ne dañuy supporter équipe am na dañuy supporter joueur man ci côté politique bi maa Sonko man joueur bi laay supporter parce que joueur bi mooy incarner idéologie rage de gagne bi rage de vaincre bi man tey jii bu Sonko waa Pastef daa xoon Sonko dem benn feneen man par foofu laa jëm bu ñu ko jëloon daax ka Pastef Sonko ñëw créé parti tuddee ko Noflaay à part des jours gerte Noflaay kese laay lekk ndax Sonko kon xanaa léegi dee na bàyyi ñoog moom li nga xam ne waxi dof la Sonko fu ne idéologie la day naqaree ndax bu ñu ko dàqee sa idéologie Sonko mooy des Pastef Sonko ñaan ma ko yàlla tey ji bu ko yàlla jëloon parce que n'est pas immortel day dee tamit comme ñëpp bu ko yàlla jëloon tey ji nii Sonko dafay des da leen ante parce que defar na ay nit sama genre gi taxaw compte bi am na ñeneen y a des milliers de Sénégalais yu compte bi ne ni la ñu war a defee politique politiciens yi suñuy mindaan lañ dañu war a liggéeyal donc Sonko idéologie la kañ la Blaise kii dee woon ñu ne Thomas Sankara Lumumba on parle jusqu'à présent de parce que lu tax idéologie lañ fi bàyyi concept ak yéene bu fa newoon africains yi dofuñu Sonko noonu la mel Sénégal tu vois donc nga bàyyi loolu naan bu ko Pastef daaxee loolu quoi tu vois beneen bi may wax mooy maanaam tey ji arrêté ngeen koy diaboliser wala ngeen koy curse you know what I'm saying the more you curse him the more we love him ni ngeen koy gën a dénigrer di gën a bañ Sonko ñu koy gën a bëgg dafa mel ne xale bu jigéen bi am benn far xale bu ndaw am far parents yi duñu ko gën a tere naan kon bàyyil sa far bi isbi moom day gën a dem parce que nit boo koy tere dara da ciy dem te exemple bi mooy lan maanaam amaana sax parents yi buñ ko bàyyi woon ak far bi noonu libéré leen mën a dem ba si doole mu bàyyi naa sama far bi mais nit boo koy tere dara rek naturellement nit moom boo koy tere dara rek day bëgg a dem à fond yaa ngi dégg li ma la moo tax man la loolu noonu exemple bi ba alaxira àjjana fi lépp déparé yàlla dañu wàcc indi ñu si àjjana ñu jël garabu pop kii affaire yëpp ñu koy jël garab yu neex yëpp mais comme que dañu arbre bii waruñu ko laal kumpa googu moo ñuy sonal donc dañuy reyante pour jéem a laal arbre bi moo tax Sonko lu ngeen koy gën a diaboliser ñun ñu koy gën a bëgg parce que loolu la yàlla dogal tu vois deuxièmement nga ne Sonko lu tax mu dindi barbe bi tu vois parce que day làqatu bañ na ay génne ni affaire noonu aujourd'hui je vais te faire une révélation scoop laa lay may parce que yii daa ma ko bëgg di wax sax parce que su ma ko waxee tey ji day ma ne yooyu yii daan naa ko wax backstage laa ko doon wax quoi maanaam tey ji si ginnaaw laa doon waxee affaire yi sama gars yi may jokkool quoi mais dama koy wax nga moom maire Madior dama bëgg xam ne tey ji Sonko Sénégal ñii Sonko moo leen moom jaratul muy campagne diaspora bi Sonko moo leen moom mu neex leen mu naqar leen Sonko moo leen moom ibaadu yi ñoo ngi wax sëqal nii ibaadu yi ak gars yi sëqalul sax te dunda diine Sonko moo leen moom du ñaari pàcc ñetteel bi les intellectuels du Sénégal les grands intellectuels du Sénégal ñi am xalaat ñi am ay diplôme scientifique ak ñi nga xam ne jànguñu école daara lañ jàng am xel mu sell Sonko la ñu àndal déggoo ma de étudiants yi conscient wa ma étudiants yi ñu jël leen fële jox leen ay chambre lañ jënd étudiants yi conscient Sonko la ñu àndal xam nga Sonko ñu àndal ak moom comme ni ma ko waxee sama vidéo passé rek ngaaka yi ak peut-être sa genre gi nga xam ne tey jii c'est des chasseuses de prime di waa nga topp ñooñu àndal lañu mais ñi ma la wax ñëpp Sonko la ñu àndal diaspora ba jël Sonko di def campagne nitu diine yi bëgg lu baax ibaadu yi nga wax noonu ñëpp Sonko la ñu àndal les intellectuels cadres yi ñi nga xam ne tey sonnuñu ay ñii c'est des directeurs ñii c'est des inspecteurs ñii ay kii la Sonko la ñu àndal booy yi mécontents yi booy def ay bac ba pare bac plus amuñu job Sonko la ñu àndal ñi jàngal daara am xel mu sell Sonko la ñu àndal ngaaka yi rek la ñu ànd ñoo àndul ak ñun te grave dina leen jéem a gérer waaw parce que ngaaka bu demee bay ànd ak nante sax bu yàggee dina nekk nante comme que Seku mooy nekk mala nekk ak ay nit jékki-jékki commencé for ay wax di wax boo looloo dof di nga jékki-jékki booy ànd ak ay nit jékki-jékki xaw a commencé nite parce que da ngay jéem a roy si nit ñi exemple bi mooy lan Puyol ba muy fool Barça xamul dara mais à force muy football ak ay Messi ay Iniesta dafa dem ba commencé technique donc loolu la kon yaakaar naa ne sax ngaaka yi nañu affilié cause bi beneen bi bu may wax mooy maanaam tey ji voilà lii gën a tax may wax sax mooy maanaam tey sa doom ji ndee la par éthique et par franchise man maanaam Sonko moo la gën a honnête parce que tey ji mën nga am doom mën nga am doom tu peux avoir un enfant mais bul jéem a dénigrer quoi parce que xamuñu
ban doomay tekki xamuñu ban doomay tekki xamuñu ban sa doom la mais quand nga def erreur ba pare parce que def sa erreur ba reconnaître ko day nekk genre hypocrisie day nekk loo xam doo assumer quoi mais Ndella Madior yow foo amee deretu portugais laay laaj Ndella Madior deretu portugais fu ko mën a amee ah Père Madior lu mu ñuulewoon yow ni nga ñuule nga ne tu as des descendants portugais moo tax sa doom xees rien que pour cela rek man du ma ànd ak yow parce que Sonko moo la gën a franc mu ngi bar bam noonu au moins il est venu laa di que man polygame la war na barbam mais fu mu toll mosoo ko dégg pour mu bañ a frustré parce que njiit la xam na Sénégal ñëpp a fi ne bëggul wax affaire yi blessé même su fekkee ibaadu la am na droit nekk ibaadu am na droit nekk lu ko neex mais ke fii kenn moomul kenn ku mu neex nga nekk yàlla ku mu neex nga nekk lii ku mu nekk lii mais lépp na basé aussi respect parce que koo xeebal ngëmam tey jii koo xeebal ngëmam bu yàggee ngeen jote mais bu jàpp ne li nga gëm rek a baax mais parce que xam na ne tey jii peut-être am na yeneen bi si prononcé woo tey jii nii mais Sénégal tant que tey aspire à devenir le président de tous les mondes des chrétiens des athées des musulmans des kémites n'importe ku fi ne Sénégal noonu la mais dans le respect par respect au Sénégal sax bañ na identifié wu du daka ragal de mais par respect au Sénégalais parce que lan moo xew léegi yow Ndella Madior léegi il est très dangereux de s'identifier à une communauté wala à une confrérie quand on est président parce que loolu dañu di affaire tey ji bu ñu doon barbam tey ji ak yéen ni ngeen ko doon diaboliser naan dees la bokk salafiste da leen gën a may li ngeen wax da leen di gën a may li ngeen wax te il a am na envie tamit bu ko neexee mu am barbe bu nekkee mu sant na barbe gi mu raser ko te pour ton information barbe bi pour les musulmans loolu kii yolla léegi di nga am gaa xam ne dañ naa lan boo koy def nii comme sama barbe bi xam ne dafa tëw sëq nii boo koy def di ko def nii yolla loolu la jullit bi yolla ay bonus nga si am ah mais nga bëgg jaxase naa lu tax mu watu Ibadou amul droit nekk président ah on a trois présidents francs-maçons ñu naram bo Ibadou nga ne yow léegi Ibadou wax warul droit ñëw yaa bëgg lu bon Ndella Madior yaa bëgg lu bon bu ko neexoon def nii xoolal ngëndëm sikkim cëkkal Ibadou nit Ibadou amul xam-xam ah man dama fal Ibadou yi ma gënal ndax maa ne moom Ibadou moom diine ne ci moom te nit bu amee diine dina am yërmande nit dina génn asaka dina lekkalu mu moom dina xale ay projet parce que Ibadou bu ñëwee sax dina ko teg si maanaam ci li yàlla wax te bu ko tegee li ci yàlla wax loolu bénéfice sénégalais la mais nga teg ko koo xam ne tey jii buy dugg si jàkk ji gëmu ko parce que franc-maçon la bu ñu saagee yonte bi mu dem marche ay nit ñoo xam ne tey ji yow mënoo leen décrire ku bind si ñoom livre da nga seytaane suñu président yi am na ñoom ñaar ñu si ne wala ñett yoo xam ne boo leen bindee si ñoom livre da nga seytaane parce que moo leen natt xam nga ban diine nga leen di boole xam nga ban kii la ñuy ñëwee nga am benn booy mu ñëw Sonko bu ko nekkoon guddal bu mu guddal sikkim ngëj isaan fi guddal sikkim bu mu gudd cëkkal dugg a pare boobu ma gën a neex moom ma gën a neex tey ji ñi dem ay France jël drapeau Sénégal dugal seen poche wala ñu jël palais ba def fa ay champagne ak yeneen ak yeneen am na droit bu ko neexoon def loolu bàyyi fa Ibadou war a mën a jëlee lu muy laaxu si Ibadou il a envie d'enlever sa barbe rek moo la ko jàppee Ibadou mooy la li problème essentiel du question ni kii Ibadou la wala julit la wala chrétien wala kémit le problème mooy maanaam le bateau Sénégal kii ba la kan ma ko yóbbu ba mu terminer à bord c'est ça le problème ko yóbbu mu atterrir mu accueillir si port bi loolu rek ñu intéressé mais dooy Ibadou ay affaires yu noonu parce que temps yi dama gis benn affaire xam ne c'est très dangereux gis gaa xam dañuy ñëw isnfil jàpp di suñu yonent yu baax yi di suñu sëriñ yu baax yi di jaar fu ñaaw di defal lu ne quoi tu vois moo tax xam nga damaan onge billahi mina sheytaani rajim te yéen damay interpeller yenn sites yi yenn sites yi parfois ils font un boulot médiocre yow mënoo nekk sénégalais nekk Sénégal parce que yi mooy taal dëkk bi dëkk buy tàkk ci information lay jàll mais noo mën a jël xam ne lii communauté mouride la lii communauté tidiane la wala lii communauté ñaseen la wala lii communauté omarienne des gens yoo xam ne tey jii Sénégal loolu sont nos réalités dañu ñëw fekk fi moom benn un imbécile bu def vidéo di saaga ñooñu noonu yow nga bëgg ay vues wala bëgg xaalis tax nga jël ko posté ko am benn koo xam ne tey ji xol lay demee gis que ne waa ji fu mu gis naa ko rey wala kii nii donc information bi danañ koy segg danañ koy tamiser wax ji danañ ko solo tubay am na ñoom jarul leen sa ngeen leen damay crédibilité leen teg parce que temps yi lu si loolu gars yi jël ay nit ñoo xam ne xamoo leen fu ñu ne dañuy dem diaspora bi toog Saint-Ville toog fi ñuy toog Saint-Ville peut-être amatuñu droit bëggatuñu ñëw Sénégal dem nañ ñoom amatuñu yaakaar ci Sénégal dem nañ États-Unis wala feneen Saint-Ville jàpp suñu sëriñ yi di jaar fu bon Saint-Ville il se croit intouchable à distance ñu bëgg taal Sénégal bu leen ko nangu Baye Fall ñooñu jaruñu teg de même chose que les le motif yi ngeen di jël nii maanaam tey jii vidéo boo atterrir seen loxo rek ay nit ñu demoon auberge def fa lañu fay def réparateur photo bi tombé si vidéo yi posté ko rek ngeen ne le motif ça waay qu'on soit honnête fii ku nekk am nga sa le motif fii ku nekk li ngay def sa néeg bu ñu ko génnoon tey jii le motif boobu way gën a grave yi booy defoon ñu sàng ni ñu suurawaay yàlla moo ñu gën a mën a weer te weeruñu que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre
que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Donc yéen informe yéen gars yi yor sud laay wax seen affaire yi day leen ko segg di xool bu baax li ngeen di teg ak li ngeen dul teg mais ñaari booy def ñaari couple bu dem auberge dafa dara ngeen ñëw dugal ne le motif Sénégal yàqu na mais bu loolu Sénégal ay yàqu Sénégal yàqu na bu yàgg li xew ci néegi bu ñu ko doon génn sax ci YouTube bi saa yi am leen sutura mais di ngeen ci lay doomu jàmm expo na le motif booy yi kay dañuy yegg te yow mii di ngat booy yaay li ngay def gën a raw fop moo gën a raw fop donc affaire yooyu da ngeen ko bàyyi tu vois ay site la xam nga VAR TV la ak njaay nettali affaire yooyu noonu quoi c'est gauche li ngeen def ngeen mën sa taal dëkk bi ñooñu bu ñu deewee tey yéen leen rey parce que ñooñu sax c'est le tireur qui marque parce que yéenay jël affaire di ko tegaat ku def vidéo am tey ji def live Facebook am dof ñi ko bëgg a follow mën nañ follow en direct ñoom intéressé nañu leen mais boo ko defee si YouTube bi teg ko tey say chaîne yi sa follow nga waa kii ne nii yéenay insinué nit ñi si loolu noonu donc c'est des choses xam ne il faut c'est pas à encourager yooyu nice quoi mu ñaar si Ndella Madior Diouf Ndella dama bëgg nga xam ne rek maire yaa ngi naan xaw ma man sonn ma affaire yooyu noonu ko mais Ndella yaa am na sa benn vidéo xam mënoon naa ko teg VAR de nga taxaw tey sëpp benn maire ne ko le Sénégal va mal arrêtez d'être hypocrite Macky Sall def fi dara tey nga ñëw virement 90 degrés qu'est-ce qui t'anime qu'est-ce qui a changé entre temps pour man affaire bi bu doon feebar mi ngi phase terminale dafa gën a garaaw yow nga saaga ne Macky Sall dafa amul dëkk bi Sénégalais yi lekkuñu nii dinañ sa mbokk dinañ ñaan ay dimbal ba ngay bëgg a dee dañ la ñaan ay ndimbal ba ngay bëgg a dee tey nga ñëw ne Macky Sall lépp ça va bien te ne nga sonn tu as des problèmes à payer tes employés tu as des problèmes à payer les employés tes propres employés yëpp ay raison la pour nga dem parce que tey jii maanaam le bateau coule da ngay jéem a xool lu jéem a kii ni nu mu gën a gaaw mooy lan sa làmm ñaaw na nga ne da nga ko jéem a jaare si Sonko mais c'est peine perdue Sonko dugg na ci xol yi ba pare kenn mënu ko dindi parce que lu mu ñu wan laa donc li ngeen koy gën a dénigrer ñun ñu koy gën a bëgg quoi tu vois sama gars yi tey loolu la woon Ndella te nga assommé sa doom ji nag parce que Ndella nag war naa ngeen ni ma nag sa maamu portugais bi nga kii parce que yow race la séq dafa ñuul de bi nga limee say maam noonu lim say maam ne kii mooy sama maam xaw ma nan Diouf yow séeréer dëgg nga de séeréer yi seen naa jëm a xool ba xam gëstu Cheikh Anta Diop livre yi ndax séeréer yi dañu am ay ancêtre portugais assume ton te kii quoi parce que jigéen rek nga mën a taxaw ne kii sama doom kii moo ko jur yow ki jur sa doom xam nga portugais la xam nga sultan de Brunei la jógee xam nga fan la loola neex yoo xam nga ki la jur mais bul jël Sénégal yi nag naan nag amoo alibi rek nga ne ay portugais la by the way mooy ma waxaat tamit li nga doon def naan ay comme ça la naan yaayu Sonko xombal la jógee yooyu intéressé ñëw Sonko na nekk sax orphelin nañ ko sànni ñu for ko xamuñu lu ñu intéressé the way he think ak espoir bi ñu am ci moom loolu ñu intéressé yaayam xombal la jógee yaayam mbël la xim la jógee yaayam am na région bu tuddee day leen xam nga day leen fu mu mujj Sonko na nekk sa dëmm ñëpp na Sénégal dëmm la lii nii bu fekk dëmm boobu moo ñu yóbbu fi ñu jëm ñun moom la ñuy jël newuñu ci ay jugement de valeur ñun ku ñu soxla mooy kiy jël Sénégal gëmloo ko boppam Sénégalais bi gëm boppam defar Sénégal ba suñu rakkee dootuñu mbëkk di dee comme des moins que rien dans la Méditerranée ku xam ne tey day ñëw taxaw ak tubaab bi ni leen ñun ay nit lañ comme yéen Saint-Ville développement bi dañ ko bëgg dañu defar renouveler contrat ñu ci gis suñu bopp mu ñu nekk si dëkk bu ñuy tudd ay milliards nit ñi bu ñu xëyee du ñu am ñu reer donc nga naan yaayu Sonko xombal la jógee kii yooyu intéressé wuñu Sonko na nekk dëmm na nekk nooxóor Sonko bu nañ ko for Sonko bu mu am yaay Sonko na jógee koñ bi gën a bon si monde bi we love him parce que moom dafa positif parce que yàlla nee na dinaa bind leer ci lëndëm bind lëndëm ci biir leer da ngay gis doomu alimaan boo xam ne alxuraan kese lay jàng xëy ñëw gën a bon sa koñ ba ñaan kii loolu bàyyam gis doomu mandikat boo xam ne day xëy papam seen niveau bari lay fanaan doom ji ñëw conscient du naan du tox du def dara ba pare nag saa su ne muy defar te bu bàyyam mandee mu fob ko yóbbu ko du ko sax xëy sax néew ja dinaa kaan papa bàyyi lii papa ji mooy dem ba xam ne sama doom ji ak kilifteef bu mu am nii ak image mu am nii doom ji dina ko yedd te du wax loolu la ñëw foofu lañu toll ñu bàyyi affaire yi ñuy def man ay jugement de valeur ak ay kii lii laat ay nii non saa yi moom affaire bi la ay qualité la ay valeur yooyu incarné yow ay valeurs yooyu incarné mais bul ñëw naan ay je cherche ces Sonko di finalement tu deviens ridicule di jéem a xas lu nii the more you curse him the more we love him parce que dañu gëm Sonko waaw bëgg Sénégal te di ko jëfee te di ko wane mais doo dem ba say rajo paan amatoo rajo wala sa rajo bi et à presse bi amoo ko wala nga dem ba tuye nga banqueroute nga ne noonu tax li may dem yaa maam góor wala El Hadj Diouf boo toogee 5 ans amoo procès Hissène Habré génn soxlaatu la ngeen commencé ay birima ñëw taxaw nii defe na yéen kese quoi jàpp ay 15 millions 700 Sénégalais doon sacrifier pour votre bien quoi yéen ñi xaatu leen booy jaay clémentine ci tali bi xaatu leen booy def bac plus 7 amuñu liggéey booy toog di amatuñu espoir ñi di mbëkk di teele seen live xam ne géej gi mooy loolu dina xalaat ñooñu
ngeen am booy bu ñëw bu leen booy bu ñëw na leen man tey jii ak Sénégal soxlawul sax ay tubaab ak dara mën développer suñu bopp am respect ah te c'est pas impossible. Rwanda ngi après la guerre civile ñu ngi ni génnaat repartir sur de nouvelles bases ñu guerre ba pare ay génocide am fa ñu déplacé wu ma la fa xam ne tey génocide am fi xool yi benn la amuñu problème religion bi ma rek am na ay mbaamu xu yu bëgg jàq suñu problème religieux bi sama gars yi je sais pas la doo leen cloche bi sama kanam gu ñaaw gi génn Malathion la woon tu vois leen bëggee lépp lu wax lu déplacé nga xam ne mooy defar rek moo tax a jóg quoi la ay gën Thiès ma bro ak God you moo daa moo gën Black Master Amos the Demo ak God you ma bro